asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki am di jàmm yi ak mbokki réew mi yëpp ñi ngi yëkkati sunu kàddu ci turu Seydi Aboubacar Sy Mansour xalif général de Tidiane ci turu Serigne Baye Malick ak njaboot Seydi Hadji Malick yëpp ànd ak waa coordination de Daïra Tidiane de Dakar ak le président Cheikh Ahmed Tidiane Gaye jëm ci waajal 38e édition journée culturelle islamique yi ñu déjee Cheikh Ahmed Tidiane Chériful Fatimi mu war a am incha allahu taala le 21 22 ak 23 décembre ci fële ci óolu grande mosquée de Dakar yàlla dogal ren ñu parrainé ko Sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amin xam naa bu doon ni Cheikh Ahmed Tidiane rek la sax war lu nu ko tuddee képp kuy njaboot mbaa ngay jullit ci xam dayoom ak cëram dafay jaadu su jógee nga yegg fa lu mu néew néew soo mënul yegg nga teewal jëmmam def ñaan jox ko hadiya loolu war na jullit yëpp mais war na képp koo xam ni njaboot nga ci tarixam bu tedd bi yàlla dogal nag ren te moo waral woote bi supplier ko waa coordination bi mooy ki nga xam ni moom lañ ko duppee parrainé ko muy parrain d'honneur muy Serigne Abdou mu nekk membre fondateur ci journée yi ndax depuis ñu di ko def Grand Dakar ci juma sunu wéyjur yi Pape Makhtar Dieng première édition yi moom moo ko àndoon ba bi mu demee yaatu suñu maam Alaaji Abdou radiyallahu taala anhu confié ko waa coordination bi suñu yeboon ne depuis 38 ans masu si tardé benn lu dul 1994 xëj na fekk boobu ci la roi du Maroc invité woon maam Alaaji Abdou mu ànd ak ñoom délégation su amee daal benn bu ñu mën a wax ni moom la ci absenté boobu la en 94 su dul loolu agenda bu mu bindoon la ci programme am masul nangu dem fenn guddee fa ba du fekkee journée Cheikh Ahmed Tidiane daan ñu waxit niveau bu mu yegg nag war na ko weesu ci contenu ak ci forme ngir yàlla ak barke Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ak lii ko yàlla sedd ci Sénégal daan ci def lu nekkit ñetti at yi mujjee rek daanañu dajale ak waa bureau coordination bi Tiwaawan d'ailleurs moo tax sax ñu dugg ci nii di leen jàppale ndax ci yéenam la woon ngir yàlla ak journée yi gën a am solennité bi war te nekk à la dimension du parrain muy Cheikh Ahmed Tidiane Chériful Fatimi loolu nag boobu ba léegi yàlla dogal kuñ ko mosaan parrainé dem nañ moom moo koy entériné li ci war ci contact moo koy santaane ba yàlla dogal tey mu wuute ñoom it ñu am xalaat bu rafet ne daal nañ ko parrainé loolu nag di laaj wax dëgg yàlla ñu teew ñun ñëpp pour sa mémoire rawatina ndaw ñi rawatina mbokki soppe yi rawatina mbokki jullit yi waaye surtout mbokki xadara yëpp nag ñu bëgg ci woote rek wax leen ni le 21 22 23 la le 21 dina am xadaratu jumaati boo xam ni danañ ko def ci grande mosquée mais le 22 surtout ak le 23 muy cérémonie officielle bi ak conférence bi nga xam ni moom la professeur Abdoul Aziz Kébé war animé war ko def sur le soufisme islamique méthode d'éducation pour la réhabilitation des valeurs spirituelles loolu nag ñuy ñaan ñëpp ñëw fekk si ko ngir yàlla Cheikh Ahmed Tidiane ay ngir yàlla ak dolli sagal dolli njukkal dolli hommage Mawlaay Abdoul Aziz Sy Al Amin nga xam ne lépp lu tarixa bi soxla lépp lu diine soxla xar na ci tànk tubayam dox na ci wax ci guddee na ci àll fanaan ci àll su ko defee kon nag loolu rek mooy kàddu yi ñu bëggoon yëkkati ànd ak suñu mbokki taalibe yi fi toog Alaaji Mbay Kebe
toog fi daayiratul kiram fédération ak daayiratul ahmadiya yëpp ak sunu mbokki ndaw ñi nga xam ni ñoom la appel bi gën a concerné ànd ak sëñ Abdourahmane Sarr Paye incha allah daa ñu leen jox kàddu ñu bari dañuy wax ne daal di laaj journée yi kañ la ndax ci programme bi dañu jàppoon semaine u 16 ak 17 fekke boobu xalifa bi moo ko jàpp waaye yàlla dogal bi ko ñoom Cheikh Gaye gisee mu changé waat ko indi ko le 23 le 22 ak le 23 moo tax ñu yëkkati kàddu ngir wax nit ñi confirmer ne le 22 ak le 23 la mais di ñaan daal ñëpp ñëw ñu àndandoo la ñu daan defal Cheikh Ahmed Tidiane ñu defal ko ànd kaak këru diine yëpp mais surtout xadara yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal te jokk ci tarixa bu tedd boobu moo xam muy Kaolack moo xam muy Canaba moo xam muy sama kër maam Cheikh Omar ak xadaratul Malikiya fële ca Tiwaawan nañ ko daan defee lañ ko fas yéene defee waaye da ñaan bii ngir yàlla ki ñu ko dippee muy Serigne Abdou ñuy ñaan ñëpp ñëw fekk se ko ñu ànd teylu Cheikh Ahmed Tidiane yi teylu xulafaam yi Sidi Hadji Omar Cheikh Sidi Hadji Malick maam Abdoulaye Niass ak ñeneen seeni njaboot yi fi nekk defaat ko rek tawasul jaayantewaat yeesalaat pas-pas yi feddaliwaat wëllëre muy incha allahu le 22 ak le 23 dañu bëgg a jox kàddu gi Alaaji Mbay Kebe moom itam ci wàllu mag ñi ak wàllu fédération yeeg daayatul kiram daayatul ahmadiya su noppee jox sëñ Abdourahmane Paye moom itam si wàllu ndaw ñi ndax ñoom commencé nañ sax seen réunion waaye di wax ne daal woote bi loolu la ñu ngi koy def ci kàddu kilifa yi di ñaan daal ñëpp fekk se ko autant pour journée lancement officiel bi autant pour journée dimanche ba di conférence bu mag boobu nga xam ni chaque année moom la ñuy def jublu si yeete ak jàngale lu jëm ci xadara bi ak soleil tarbiya bil himmati wal xaal bi nga xam ni moom la Cheikh na Tidiane jote si maamam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam baaxe ko taalibe yi te muy laaj saa bu nekk dégg gën di dégg ak gën di jëfe kon Baye Mbaye Kébé ñu ngi lay jox kàddu gi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. auzu billahi samiul alim min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mbokki jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq. mel na ni maam Ousmane Samb mi wax léegi di président nationalu COSCAS nga xam ne journée yi ñu dëgmal lii mu ci waxtaane nii daanaka ndigal la bu mu jëlee woon moom ci boppam ci sëriñ Abdul Aziz Sy Al Amin radiallahu taala an ndax dafa convoqué coordination Tidiane convoqué COSCAS convoqué daayiratul kiram waaye dafa ne maam Ousmane jàppale leen waa coordination ndax journée yi mën a gën a yëkkatiku fii mu toll ca yooyu jamono. ah moom nag ku ko xam ni mu soppe ak ni mu bëggee Cheikh na Tijani radiallahu taala an dafa mel ni daf ko jëlee ci baayam Seydou Bakar Sy radiallahu taala an waaye it amal ci lu mu faggul woon boppam ba tax na lépp loo xamee ne dafa tuuse woon Seydina Cheikh moo xam ci dog itam la moo xam ci lu mu ku mu mënti doon bu la gisee da lay jàppe ne Cheikh na Tidiane Sy ndax rek sopp gum ko sopp bëgg bum ko bëgg ak it bëgg nekk taalibeem ba mu jeex tàkk moo tax mu jaraloon ko lu nekk. maa ngi waxtaan léegi di wax ne da daan wax naan journée yii dey fonk naa ko fonkeel gu toll ni bés bu jamono ñëwoon sax ba amul suñ ca tolloo ca waxtu wa walla ca date ba danaa jóge Tivaouane ñëw ba grande mosquée giñ ko daan organiser
ma julli fa ñaari rakka ñaanal Seydina Cheikh delluwaat ndax ormal rek lañ ko fa daan defal. kaddu gi ñuy yëkkati nag ci turu Hadj Mansour Diagne la mi nga xamee ne mooy président Dahiratul Kiram waaye ñu ngi koy yëkkati it ci turu Ahmadiya ndaxte ñaari kuréel yooyu ñoo ŋànk lépp loo xamee ne organisation la ci wàllu daayira ca Tivaouane. kaddu gi mën nañu sax jël ne ni ko maam Ousmane waxee léegi ma nga jóge ca xalif général de Tijane Seydi Aboubacar Sy Mansour ndax it mooy xalif général te lépp loo xamee ne ñu ngi koy yëkkati ci wàllu diine ji wala wàllu tarixa bi mu tuuse Tivaouane rek ci kàddoom lay delluwaat. ñuy woo nag taalibe yëpp moo xam daayira yi la moo xam sax ñi dul daayira te seen cofeel nekk ca xadara Seydi Hadj Malick radiyallahu taala an bu bés ba jotee wax nañ ko léegi le 21 décembre mooy xadaratul jumaati le 22 di ouverture ba le 23 di conférence ba Abdel Aziz Sy Kabe di def ñu ngi cay ñaan nag bu kenn des ndax it bu dul dara sax sëriñ Abdul Aziz mi daan wax naan miñ daan waxal naan ko yow mi nga xamee ne lu nit xewle nga fekk nga bokk ko ak ñoom ak fu mu ko mënti xewlee ak waxtu bu mu ko mënti organiser yaa nga fa teewal fa xadara bi ndax ngir yàlla kooku rek war naa tax ba ñëpp kenn du des ñëpp ñëw. kon nag ci turu Dahiratul Kiram ci turu Hadj Mansour Diagne ñu ngi woo taalibe yëpp di woo soppe yëpp di woo jullit yëpp ndax nag xanaa budul dara sax fu ñuy waxtaane te ñëpp xam nañ ne tarixa Cheikh lu mu yëkkati yonent bi sallallahu alayhi wasallam la cay jiital sek ca toog sëtam boobu di Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu kon nag ñooñu rek war naa tax fu ñu wootee rek ñëpp jóg pour seet si leen pour fekkee loolu kon nag ñu ngi ñaan ñëpp bu kenn des ndax nag yàlla mën naa am day ku fa rot day li nga bëgg ci sa àdduna bëgg ko ci sa àllaaxira bëggal ko say mbokk bëggal ko say wayjur yëpp yàlla mën na la ko faa defal ci bés boobu ndax bisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bisu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu la kon nag ñu ngi ciy ñaan ñëpp ñu ñëw bu kenn des xaleel mag góor ak jigéen ñu ngi cay woo ñëpp ci turu ñooñu mu ñu tudd léegi di Dahiratul Kiram ak Ahmadiya waaye ci turu particulièrement ki nga xamee ne mooy sunu xalifa di sëñ Babacar Sy Mansour loolu rek lañ ci amoon lañ ci doon sànni xanaa ñu jël baat bi jox ko Abdourahmane Pay ndax moom ni ñu ko waxee rek mu yëkkati ci turu ndaw ñi ndax it ni ko ndaw mag ñi moome na ko la ko ndaw yi moome te ndaw yi nag ñoom dañoo moom tey moom suba kon nag ñu war a wax ci ñoom ñëpp kenn bañ a des ñëpp ñëw ngeen baal ñu xaq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu aouzu billahi samiil alim min alsheytaan irrajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara xam naa ni di jaar rek fii ñi jiitu jaar mooy préparer 38e édition yi nga xamante ni ñu ngi koy jagleel Abil Abbas Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu Cheikh Ahmed Tidiane nag ñun ndaw ñi lebal nañu bor boo xam ni mënuñu ko fay ki ñi ko parrainé ren it muy Cheikh Abdoul Aziz Al Amin lebal nañu bor boo xam nit ñun ndaw ñi mënuñu ko fay Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu salaatul fatihi ak jawharatu kamal ba mu jëlee ci maamam andil ñu ko ñi ciy nekk suba ak ngoon loolu buñ doon jaay àdduna ak àllaaxirit amuñu luñ ko fayee waaye sëriñ Abdoul Aziz Al Amin mi nga xam ni mooy parrain wu jeunesse bi tey bépp ndaw boo nga xamante ni yaa ngi ci tarixa bi xëyal na la wala mu gontal la wala mu may la bëccëg bu nga xamante ni mënoo ko fay
Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum dafay wax ni bor buñ la lebal te mënoo ko fay loo am rek daa dawal ca bor ba. Serigne Abdou lebal nañu ñun jeunesse bi bor boo xam ne kenn mënu ko fay ndax tey ku sopp tarixa bi bëgg tarixa bi nekk ci tarixa bi fonk ko yàlla jaaral na ko ci Cheikh Abdoul Aziz Al Amin ndax mësul waxtaan ci xadara bi lu dul dafa daaneel ji Cheikh Ahmed Tijani Chérif kon ku la lebal bor boobu mënoo ko fay waaye loo am dawal ci te bés bi bés bu mu fonkoon la comme niñ ko waxee. kon on fait appel solennel à toute la jeunesse ñu ñëw wan ko ni manqué wu ñu rappel nañu ñëw teew waaye teew ko ànd ko ak discipline ak yar waaye teew ko ci xaalam moom ndax lépp li nga xamante ni ñu ngi koy tuddee Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Chérif boo si masaan gis Serigne Abdou dafa am benn xaal bu nekk ci kanamam kon ñun ndaw ñi si loolu la ñuy interpellé incha allah ñu ngi joxante rendez-vous samedi le 22 ci allée du centenaire comme nañ ko daan defale ndaw ñëpp ñu ngi demandé daayira yëpp ku nekk da nga jël lu mu néew benn kaar nga fekk ñu foofu ci allée du centenaire ñu àndandoo ñun ñëpp defandoo ko benn yoon ñu dox wuy ji woote boobu nga xam ne woote nañ ko ci turu Seyid Cheikh Ahmed Tijani Chérif te ñoom mag ñi négocier nañ ko ba Cheikh nangul leen ko ndax bu leen ko nangul woon ñoom duñ ci teew kon Serigne Abdou jekk na ci xar kanam ñu tuddee Seyid Cheikh Ahmed Tijani di bésam ñu daal di ko siy jël def ko ci parrain kon ñu ngi leen koy fàttali dawaayir yëpp jeunesse Tidiane Malikite waa muxtafina bi asaari abaay wal ajdad ñoom ñëpp sëñ Moustapha joxe na ci ndigal fépp fu muxtafina nekk na nga ñëw fekkee daje boobu mën a àndandoo dox daairatul ahmadiya président Thiaw Assane Thiaw mu ngi leen di wax ni ngeen ñëw fekkee jataay boobu daairatul moustachidina wal moustachidati jote nañ seeg Alioune Badara moom it dispositif yooyu mu waroon jël yëpp mu ngi ko ciy taxaw pour ñu mën a wuy ji woote boobu daairatul mutamassikina imam Adama Ba jokkoon nañ ci moom it incha allah lépp lu xamante ne mu ngi ko ciy def ci turu Pape Sëñ Mbay Abdou mu ngi ko ciy def pour ñu ñëw fekkee daje boobu action daara ji président Baye As ak ñi ko fi nekkal di Ablaye Gueye Khalifa Mbay ñoom it incha allah ñu ngi ci daje ba jëlee ndigal ci sëñ Habib pour ñu ñëw fekkee ci daje boobu dawaa yi nga xam ni yëpp fédéré la ak non fédéré ak ña koy yëg ak ña nekk ca télé bi ci rajo bi di ko déglu ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo pour ñu ñëw fekkee daje boobu le 22 incha allah ci allée du centenaire ñu marche wuy ji woote boobu journée Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Chérif dimanche ba tamit incha allah ñu ñëpp daje grande mosquée pour mën a clôturer journée yi looloo nekkoon woote bi ñuy woote fàttewuñu kenn nag jeunesse bi yëpp la ñu woo ci turu Serigne Abdoul Aziz Al Amin mi nga xam ni mooy parrain wu jeunesse bi tey ñu ngi ñaanal yàlla xalifa bi yàlla na yàlla andi ko si jàmm njaboot gi yàlla na yàlla andi leen si jàmm yàlla protéger képp ku fay ñëw ci zahir ak ci baatin looloo ne woon appelu jeunesse bi ñu ngi delloowaat kàddu gi Alaaji Maam Ousmane mu clôturer bismillah. kon mi ngi noonu alhamdulilahi rabbil alamin ñaan yàlla rek tawféex ak fekke ak tal di ko feddali rek ñëpp teel a ñëw rawatina ndaw ñi ndax li fi jib Sëriñ Abdou ku misé woon la ci ndaw ñi ndax wax nañu ba tàyyi ni li ñu yor yéen a ko moom ñëw leen jege ñu xam li ci aju ci aadaab yi boobu ëllëgee su ngeen ko yoree mu bañ yàqu seen loxo loolu it daf ko wax daf ko jëf ndax teel na positionné ay ndaw pour que ñu nekk ci boobu école kon nag buñ ko tuddee bés bi niñ ko waxee ndaw ñi ñoo ko jëkk moom ci góor ak jigéen ñuy ñaan rek ñu ñëw ànd ak discipline su ñëwee daañu fa fekk waa coordination bi ak ñu ko yilif ñu ànd ak ñoom ci nañ ko bëggee waaye daal mu nekk bés yu solennel ngir yàlla ki ko moom monsieur Ahmed Tijani ak Chériful Fatimi nga xam ne kenn mënu ko fay ndax li mu jële ci maamam indil ñu ko bil machiati la ville kat di jusmaani li ci sëñ Babacar si wax bokk ci pexe boolew ci kenn
yàlla rek moo la koy yéene nga bokk si la mun a andi lit ci mukafaraatu zunub andil ñu ko si salaatul fatih jawatul kamal ni ko Abdou waxi léegi loolu mënuñu ko fay kon ku dégg turam rek waroon nga jóg taxaw toogaat rawatina ñu tudde ko bés kon jaadu na ku jàppandal ñëw fekke ku jàppandalul dëgg-dëgg dawal sa yéene def sa ñaan bu dee Mawlaaye sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amine ñëpp xam nañ engagement am fa tabarakallahu ci réew mi xam ko ci diina ji xam ko ci tarixa bi xam ko ci mbokk gi si diggante këri diine yi xam taxawaayam fa tabarakallahu kooku buñ ko tuddee bés jaadu na kuy goru yàlla rek nga xam ni sa mbokk la ñu tuddee bés su jàppandalee nga ñëw teew donte waxtu la su jàppandalul nga toog fa nga toog yéene xam ne ba bokkul ak moom tarixa ak bokk ngeen mbaax su ngeen bokkul tarixa bokku leen mbaax it bokk ngeen citoyenneté te lu si nekk fa tabaarakallaahu jëf na si jëf ju tax luñ ko tuddee ku nekk war a yëg ne yaa ko moom kon ñu ñaan yàlla rek fekke ak jàmm di ci woo ñëpp nag fa tabaarakallaahu di ci woo waa kër sëñ Moustapha Sy Jamil tudde nañ leen sànq sunu mbokk yooyu di ci waa abnaaw xadaratu Tijani ñooñu ñëpp ñu xam ni ku mës a seq ak sëñ Abdou teraanga ci wàll googu jaadu na incha allahu nga fekke ko fas yéene daal bokk kook ñëpp ak mbokkam ya nekk Touba ndax itam daa nañ teew mu ne nañu dem wax leen ko Serigne Mountakha ak njaboot gi yëpp ñu ngi leen si woo ak suñu mbokk yi nekk Yoff Layeen jeunesse yëpp ñu ngi leen di woo ndax itam wàllu bésu tasawuf la te ñoo bokk boobu école waaw soxna Kala ak daayiratu Nixmati ñu ngi ko si woowit fa tabarakallahu moom daanaka dañ koy soññe rek waaye xam na ni mosul di tardé bëccëg yooyu su ko defee di ñaanal waa coordination bi sëñ Cheikh Tidiane Gaye ak ña mu àndal di leen confirmer rek ñu ngi seen gannaaw na ko sëriñ Abdou souhaité woon di ñaan yàlla bëccëg yi gën a màgg gën a jëm kanam ngir yàlla ak ndamu lislaam ngir yàlla ak ndamu tarixa bi ak sunu ndami réew yàlla nañ ko yàlla boole defal asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.